maa ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci Sunugal 24 sunu jotaay yi ñuy amal di ci faral di jàngat lépp loo xam ne actualité la invité de la rédaction moo dellu siwaat ñuy dalal Seydina Seck moom chroniqueur la doon koo xam ne dafay faral di joxe xalaatam ci actualité moom nag baaxoo na tamit am banqaas bu am solo fële ci bitim réew waaye tamit fii ci biir réew mi ma bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu aussi bépp téléspectateur bu Sunugal 24. ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk rek si jotaay bu ñu amee di leen gërëm ñu ñëpp di leen sant. rafetlu ñoo ngi am ay retour yu baax ci émission bi ñu fi mujjee def ñu bëri gis analyse yi nga fi doon def. vraiment di ko rafetlu. waaw macha allah xam nga lu ñuy faral di wax rek tout le temps bu ñu jeexal dañ naan bu ñu jàppee ne lu ci baax rek suñu borom la lu ci dëng it ñu jàpp ne ñun la ndax nit doomu aadama matul waaye ñu ngi sant bu baax aussi vraiment discipline surtout sax man damay wax ñi nga xamante ne ñu ñëw baaxoo mooy les sympathisants yi nga xam ne ñoo bëgg Sunugal 24. yar ak teggit bi nga xam ne dañ koy àndal tamit dañ koy gis tamit retour yi wax dëgg yàlla. jërëjëf Seydina dañuy door waxtaan bi ak mbirum Ousmane Sonko depuis semaine passée mu wëy di ubalee presse bi. alors jamono ji étape bi ñu toll mooy levée de l'immunité parlementaire. député yi fi ñuy wax nii sax ñu ngi naan waa pouvoir bi ñoo xam nañ député yi nga xam ne ñooy sos commission ad hoc boobu. PDS nee na d'ici ce soir dinañ décider ñaar ñoo ciy bokk. non inscrit bi xam nañ ko bokk na ci. alors 9 députés xam nañ leen mu des ñaari dinañ dindi malaanu kiiraayam ci biir semaine bi certainement. naka nga ko gisee ndax Ousmane Sonko war na mën a dem ci plénière boobu wala mu bañ a dem. bon man tout d'abord lu indi loolu si laa bëgg pour rek am si xam nga keroog daanaka bokkoon nañ keroog suñu njëkk a wax coowal Ousmane Sonko bi. muy jour bi nga xamante ne moom la ko journal boobu Les Échos bindee. yaakaar naa ni 2 heures après ba ñu publication ci dañ ko benn interview sori wuñ ci woon nag diggante aussi lu bari xew na ci. ba waral tey jamono ji ñuy wax ñu ngi jéem a dindi immunité parlementaire bi. Ousmane Sonko pour man def ci war a dem. te il est obligé aussi parce que député la parce que loolu la sukkandiku ne dem du wuy ji. convocation bi donc bu ne tamit du wuy ji fële tamit day mel ni dafay jox dëgg ñi nga xam ne dañuy dafa violé xale bi wala daf ko jàll wala dara donc obligation la mu dem. bu demee it parce que commission ad hoc bi ni muy doxalee mooy dañuy woo ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. te ci loolu dafay ñoom dañuy jot rapport yëpp mooy yu médecins yi def ak yu rapport gendarmerie yëpp dañ koy jot ñoom. léegi nag ci la ñuy posé Ousmane Sonko ay question ne ko nii ak nii ak nii ndax nii la demee te ci loolu Ousmane Sonko buy ñëw dafay ànd ak benn député boo xamante ne avocat la bu ko mën a défendre. bu fekkee ci seen biir amul député. amul député avocat dafay xool koo xamante ne wóolu na ko te xamante ne maîtriser na dossier bi mu ñëw ànd ak moom kooku défendre ko noonu lay demee bu ñuy fàttaliku kaaw Moustapha Niass ba ñu bëggee woon lever immunité parlementaire bi si jamonoy coowal waxu ngunda boobu Abdoulaye maître Babou moom moo nekkoon son avocat. député la woon il était membre de l'AFP moom tamit il est obligé fi nekk mu jéem a xool kenn koo xamante député la ci biir. mu assurer sa défense. bu amul loolu tamit dañuy xool kenn ku ko jege mu ñu assurer ko mais am na obligation pour dem wuy ji commission bi ginnaaw bi après nag bu ñu lever immunité parlementaire am dara dootu ko protéger te pour mu dem jàkkaarloog waa gendarmerie wala mu dem jàkkaarloog doyen des juges. mais procureur si biir réquisitoire am dañoo gis ne X la visé. ba léegi cité wul Ousmane Sonko ba tax na sax ñi koy jàppal tànk dañoo jàpp ne kon loolu rek motif la woon pour ñu bañ a lever immunité parlementaire am. xam nga pour man sax Ousmane Sonko le fait que mu naan ay waxu immunité parlementaire day guddal jël. parce que bu ñuy fàttaliku ba ñu ko waxee ci coowal 94 milliards yi am na benn jour nee na dem naa wuy section de recherche ñu déglu ko la boobu waxul damay am naa immunité parlementaire bu njëkk mu mën a wax sax naan nañ ma déglu moom mën a dem nañ ko déglu assurance boobu mu àndaloon tey pour man bu fekkoon tey li ñu ko tuuma defu ci dara assurance boobu la waroon àndal. mais c'est naam ñaari mbir du ñu benn nag ñaari mbir du ñu benn. mais du ñu benn mais yow man boo seetee moom complot lay xam nga kii njort. mais xam nga munoo dem di wuy ji leen yombal liggéey bi tamit. non xam nga complot nañu xool aussi complot bu ñuy wax aussi nañu xool bon man mën naa ni peut-être am na ñoo xamante ni dooleel nañ xale bu jigéen bi mais tamit ndëgg sarax boobu bu ñu ko gasal moo ci dugal boppam Ablaye Wade wax na ko nit ki da nga war a moytu. man nee naa Ousmane Sonko station bu mu toll am na lu bëri loo xam ne da ko war a jommalee boppam léegi. dafa war a xool ñu muy fréquenté xool ñu muy waxal xool ñu muy yónnee audio xool fu muy lekkee yooyu da ko war a xool depuis audio Mansour Faye boobu génnoon ci moom loolu daf ko waroon a yee ci lu bëri muy moytu. tey nag boo demee ba ñuy def ci salon yi nga xamante ne tey jii ay salon bopp ko ñu ngi koy tuddee ay xale yoo xamante ne yi ndaw yoo xam amuñu benn expérience de vie
tey ñi nga jox leen seen nit ginnaaw ñu lay maase et tout tamit pour man en fait moom moo dugg ci piège bi nga xamante ni dañ ko ci dugal. comme ni ko journaliste bi bindee woon rek il s'est tiré une balle dans le pied. mais exactement pour man wax dëgg yàlla man ba ma ko xam nga keroog ba ñuy wax ma ak yow fii la laa wax man la man mënu ma gëm li ñuy tuuma Ousmane Sonko am na te ba tey loolu laa gëw ma ni viol am na ci gëw ma ni menace d'arme am na ci léegi nag s'il y a pas eu de viol y a eu quoi question la boo xam dañ koy poser man je pense que dafa ma leer ni man defuma dara clean naa mënuñu am benn prélèvement ci sama yaram defuma dara mais damay nekk à l'aise. kon da nga gis ne nekkul à l'aise. non keroog wax dëgg yàlla Ousmane Sonko bu ma gis keroog muy wax def déclaration dimanche. ute naa Ousmane Sonko bu doon wax keroog ba ñu ko tuumalee ci wàllum Mansour Faye bi ute naa tamit Ousmane Sonko bi nga xamante ne daraan wax ci wàllum 94 milliards yi confiance bi mu àndaloon. mais bi est-ce que lu muy mbirum mërs nga xamante ne sunu xorma sax parfois duñu may ñi yegg ci yenn point est-ce que loolu moo ko jàpp. ak nu mu mënta mel rek yow sa gannaaw ba ndang bu la leereen defoo dara man tey jii fu may wax ak yow ni tey ñu jékki-jékki woo ma ne ma tuumal nañ la benn birkaat démb benn xale boo tëdd et tout mu leer na ma defuma dara mais du ma gêné damay naa dem déglu xool li ñu may wax bu ñu géttal man damay porter plainte contre encore. alors Seydina procédure bañ ko dooree ba léegi dal na sa xel. en fait procédure bi avancé gul. parce que mënul avancer tant que bi ñu yóbboo kii bi bi ñu ko convoqué mu bañ a dem ñu gis mu waroon dem wuy ji fële. section de recherche léegi ñu ne juge bi ci juge. waaw léegi boobu aussi c'est vrai que aussi il était dans ses droits bañ a dem wuy ji parce que député la am na fu ñu war a mën a jaar pour mu wuy ji. mais nag ci déclaration bi def na ci erreur muy le fait que tey jii ñiy invité ndaw yi pour ñu wàcc pour ñu ñëw taxaw aar ko. donc ñu si période nee nañ foofu est-ce que nekkul ndëgg sërëx boo xamante ne dugal na fa boobu muy appel à l'insurrection trouble à l'ordre public déjà 20 personnes yi nga xam dañ leen déféré chambre criminelle la ñuy wax ni fa la ñeen yóbbu ñu ma tuul donc loolu lépp tamit yeneen problème la yooyu est-ce que tamit ñooñu ndaw yooyu rek ñoom ñooy payer seulement les mais Seydina foofu tamit am na ñoo xam ne ñu jàpp ne amul lenn lu ñu wax appel à l'insurrection parce que li mu Macky Sall li mu waxoon en 2011 moo gënoon grave foofu te kenn woowee ko foofu non xam nga da nga ne loolu boobu luy Ablaye Wade du Macky Sall luy Ablaye Wade du Macky Sall Ablaye lu mën a tolérer Macky Sall mënu ko tolérer tey ji gis ngeen fi moom fu toogee ba léegi mi ngi def tout ku nekk koo xam da koy sonal mi ngi def tout pour jëm lu éliminer Macky Sall il est tout sauf un démocrate loolu moom il faut que mu leer donc pour man da nga dëkk bu ñu fa nekkee ñii dañuy opposé wu ñii di gouverner ku nekk sa rôle bés bu waxtaan jotee ci réew mi ñu boole fu ñu mën a waxtaanee waxtaan autour d'une table waxtaan ci problème réew mi bu ñu paree ku nekk delluwaat ci li nga nekkoon ndax loolu la ñu daan gis Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf daan def bu ñu waalee liggéey rek ñëw ànd liggéey bu ñu paree ku nekk delluwaat sa liggéey Macky Sall amul idée boobu moom lu mu gëm mooy lépp loo xamante ne moom fexe ba éliminer ses adversaires da koy def waxoon na day réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc loolu lépp daan nañu ko dégg ci moom. donc il est tout sauf un démocrate. actuellement question bi ñuy posé mooy Ousmane Sonko bu moytul ñaari procédure dina tegu ci boppam. appel à l'insurrection bi nga wax léegi nii. voilà ak mbirum viol bi. voilà donc loolu non man pour man viol dama koy écarter. viol bu nu fa am. bu ñu ne xale bi yàgg na fa dem le 21 décembre ak ay le 31 lu ne ñu wax ko boobu ba tey mu nekk ci nii te gis nañ ay vidéo yoo xamante ba mu pare mi ngi cinéma yooyu pour man kooku mënuñu ko violer. bu ñu nee violer au moins dina am yuuxu wala tey nga dem waxtaan ak sa benn nga dem confessé wu kenn ci ku la jege. kooku ñëw jàpp wala nga dem wax ak benn sa patron wala dara. pour man bu amee lu fa xew tamit ñaari mag la ay majeur lañ ñoom ñoo ko seq. te xale bi du mineur tamit. voilà du mineur. donc foofu mën na fa sauver. lu ñu fa séq nag ñoom ñoo ko xam parce que wax dëgg yàlla nekkul woon ci biir salon. mais bu ñu fa jëlee viol bi kon dossier bi dafay daal di vide parce que ndaw si loolu la ko topp. viol répétitif ak menace de mort. l'État ne cherche pas à emprisonner Ousmane Sonko. bëgguñu ko ñoom lu ñu bëgg mooy humilier Ousmane Sonko. image ba ñëpp xam ne kii lu mu doon woote ibaadu gu mu doon woote ne du nuy jigéen lu mu doon woote nekkate yow lii lay def. mais est-ce que commencé nañu atteindre seen objectif parce que ñu ngi dégg ñu débat bi di wàcc ba naan ay sperme bàyyi na. voilà mais c'est ça test ADN. loolu mooy seen problème loolu lañ bëgg. mais bëgguñu tëj Ousmane Sonko ñoom tëj Ousmane Sonko amul intérêt si ñoom lu ñu bëgg mooy fexe ba humilier ko publiquement wala bu dee jërë ñi àttale wala dañuy ñu dem ba kat finalement léegi enquête bi pare nañ y avait pas eu de viol mais c'était une relation consentie. loolu rek consentement boobu. loolu comme ça léegi dañ ko def ci bopp nit ñëpp kilifa diine yi nga xam dañoo nawul Ousmane Sonko si jullite bu mu doon wone dañaa ko kon nakate waa ji. du waaja day mooy jeunes yi nga xamante ne dañoo jëloon Ousmane Sonko def ko image. def ko royukaay dañ naan kon kii du waaja
jigéen ñi nga xamante ne dañu jël Ousmane Sonko moo leen jàppale bëgg ay ndax lu muy taxawoo jigéen ñi dañaa koon kii du waaja ba finalement dootul jaarati dara ci réew mi. kon da nga yaakaar ne bu jógee ci mbir mi est-ce que dina am lu mu wàññi ci moom par rapport ak militant mi wala ñi nga xam ne ñoo ko topp. ñaar moo am ci coow li bu fu jógee lu ñu naan ndama ngi ci gàccee ngi ci dafay mën a tàkk ba faaw mooy bu ñu koy tuumal dara du ci dëgg mu tàkk ba faaw wala mu fay ba faaw loolu rek moo ci mën a am te je pense que lii yëpp nag tamit bu ñu waxantee dëgg Ousmane Sonko moo ko cherché. warul woon dem di encore une fois di fréquenter yenn milieux yi c'est pas so du kii wam parce que tamit boo taxawee nga ni da ngay massage 200 000 la ñaax par séance man dama dem Google xool tarif massage Sénégal façon massage bu ne mais man gisuma 200 000 francs fenn foo xamante ne def nañ ko. donc lu ma gëm mooy ay 40 000 nga gis 32 000 20 000 par séance te même bu fekkoon 200 000 Ousmane Sonko tey jii par thème bi am na ay cadres yoo xam ne lu ma leer bale ay professionnels masseurs lañu bu ko bëggoon tey dañuy ñëw di ko masser gratuitement tous les jours bu ko bëggee ndax passé bañu luñ ko dara tey bu leen woon tey ci mbedd bi gis nga la preuve dimanche lundi ñëpp ñëw wàcc ci mbedd bi ban leader nga kañ nga gëj a gis loolu Sénégal tey leader taxaw wàcc ay militants ñu wàcc. mais Pastef amuñ ci responsabilité boo xoolee ba ci biir parce que di ànd ak sa leader mi dem di masser def loo xam ne def na ko pendant presque mën nañu wax 1 an ñoom yëguñu ko est-ce que loolu tamit ñu ko wër. non mais xam nga problème de communication dafay am tout le temps ci parti Pastef man je pense que ni bu ñu ko doon wax tey bu fekkoon doon na waxtaan nit ñi wala tey Ousmane Sonko fu mu toll tey warul quitter jamais son garde du corps dafa war a taxaw tout le temps dee nekk ak moom boobaa doon na gën a set déjà salon bi man góobu ni tamit ñu ko jege xam nañu mi ngi fréquenté salon boobu. salon de beauté. salon de beauté mu ne foofu dafa légal ci lan salon de beauté la ay gommage la ñuy def. ay pédicure manucure c'est pas sa place yow nga ne booy fraté même femme bi. kon salon boobu dans les normes waruñoo maase kenn. non du seen liggéey gis nga fi nekk nii coow li dafa yee lu bari gis nga tey ji association kinésithérapeute yi ñëwee nee nañ te bu ñu paree dinañu wañaat loxo état bi dinañ tëj salon de massage parce que massage bokkul seen liggéey parce que masser métier bu noble la da nga koy jàng am sa diplôme d'état ñooñu lañ autorisé pour ñuy def ay massage parce que massage da lay faj. yow médecin moo la ko digal ordonnance la dama nga maaso nga dem jël sa benn frotté dam taxaw femme bi xoolal kër lu wax nee na jour tabaski mi ngi ñëw mi ngi defar yàppam yow loxo yi tàq direct sonn Ousmane Sonko ñëw frotté ne nañ ko massé moom moo ko obligé massé koo xamante du sax masseuse xam nga déjà loolu il faut tamit Ousmane Sonko jéem a convaincre sénégalais ci loolu. mais tey jii ku dem bisu tabaski kon xam nga ne kon kooku tey jii am na peut-être douleur bu mu yëg wala yooyu ngi ci yaramam. non mais ak lu mu mënta mel tey jii am na ay professionnels nekkul ñooñu la bu fekkoon tey jii femme bu nga xam du massé lu mu la mënal sa jabar war na la ko mënal moom nee na carrément du massé mais pourquoi tey mu sonn na neneen yàlla mbedd mer gàddam tëdd soxnaam yi massé ko mais foofu wax dëgg yàlla moom keroog convaincre def na discours mais man convaincre ma ci discours am parce que boo ne ma da ngay def 200 000 par séance de massage loolu man mënu ma ko gëm. te encore aussi femme bi tamit dafa bari mu ne moom salon 2 types de massage la ñuy def relaxant tonifiant. te man ba ma xoolee seeni publication ay 2019 2020 dama ci gis ay body nuuru massage ay corps à corps avec des charmantes filles ñoom lan la ñu wut ci massage bu fekkee da ngay faju. mais loolu du jamono ji xanaa. parce que li mu expliqué ñaari massage yi mu expliqué et puis ki nga xamante ne si témoin la bokk nee na Ousmane Sonko li mu fay ñëw di massé ginnaawam rek ginnaawam lay sëgg ñu massé ko. non mais sëgg ginnaaw loo ci dee 4 mai bon boo tee ñoom ñoo xam lu xew ci biir mais ñun loo xamante ne ñun li nga xamante dafa yenu maanaa te xel mën kaa nangu ci loolu la ñuy mën a avancer. je pense pas que ni aussi yooyu yëpp am man problème mooy waxal nit ñi dëgg man gëm naa ni tey jii waa Pastef yi Ousmane bu ñu fekkoon Ousmane Sonko téye bu teel sax du tee dañ koy continuer di bëgg parce que politique bu mu leen proposé loolu moo leen doy mais tamit sénégalais yi tamit mënatuñoo jël nit rek aveuglement comme lu ñuy dal ci Macky Sall xooluñu Macky Sall lu fu mu jaar ak xooluñu lu mu mën a lu mu tëllee yépp ñu bëgg rek taxaw jàppale ko si noonu. ok si ba tey ci loolu la ñuy des. balaa ñoo génn ci point boobu Abdoulaye Wade réagir na. bi mu réagir ñëpp réaction mu doon benn réaction à polémique parce que soulevé na polémique bien vrai que neen dafay jàppale kii di Ousmane Sonko. mi xam le ne mu souligner si point mi faiblesse ak immaturité. bon man tout d'abord lu ma gën a remarqué si communiqué mooy la moo tax waa PDS dégage seen responsabilité ci communiqué bi jël lépp def ko Abdoulaye Wade. bu njëkk dañ naan def Ablaye PDS communiqué mais bii dañuy ñëw mentionné turu Ablaye Wade rek la ci def moom moo ko bind donc PDS kon daf ko bind en tant que papaay Ousmane Sonko
en tant que xarit Ousmane Sonko en tant que conseil Ousmane Sonko la ko bindee mais gëmul rek boo doon parti bi tey ñoo ko bind boo tamit beneen kii am mais lu ci mën a wax rek mooy ku la jiif si néeg lu lëndëm moo la mën a wax fooy teg sa tànk ñëpp xam nañ expérience bi nga xam ne Abdoulaye Wade am na ko ci politique tey waxoon na ko Ousmane Sonko nekk moytul gaa yaa ngi sa kaw Ousmane Sonko waxoon na ko donc bu demee bay wax ni inexpérience wax na dëgg Ousmane Sonko peut-être man dama yaakaar ni sax mbooloo gi mu am ni musu ko woon yaakaar ni dina ko am ci politique dafa mel ni daf ko dépassé donc aussi faruñ aussi di ko faral di gis ci wàllum ci man dama ko wax tout le temps maanaam Ousmane Sonko en général moom débat moom dafa mel ni Pape Alé Niang rek moo ko war a invité ci émission donc pour man war nañ ko di ko mën a gis. dafay choisir ay voilà xam nga moo tax war na mën def émission contradictoire yi xam nga dafa yi tàng jëri comme ay faram fàcc yi ñëw taxaw gars yi gëtëng la nga wàcc mais tey même nit ñi journalisation moom dafa mel dañoo ragal booy Pastef yi tey mais tout récemment demoon na Walfadjri ak Moustapha Diop. waaw moom Moustapha Diop kooku membre kooku su communication Pastef la bokk. Moustapha Diop waaw loolu yaa ñu ko xamal de. oui man maa ko xamal loolu man maa la ko wax xam nga problème mooy dafa def ba journaliste sax dañoo ragal di poser yenn questions yi sax membre Pastef wala Ousmane Sonko parce que ba nga koy wax gars yi nekk ci réseau di la saaga pour lan ñoom li ñuy def ils sont pires que les apéristes. waa Pastef yi te dinaa si ñëw bu ñu ñëw si kii Ablaye Wade bi donc lu mu wax loolu xamal ni Ousmane Sonko ne ko da nga waroon a moytu wuloo man lu ma jaaxal nag mooy lan la bëgg a wax ci wàllum ses faiblesses. man loolu xalaat naa ko ci guddi ba léegi mais comprendre ma ndax daf ci bëgg a wax ne Ousmane Sonko peut-être dafa am faiblesse ci wàllum jigéen xaw ma donc loolu moo tax Ablaye Wade wax loolu tamit bëgg naa wax dëgg yàlla bu fekkee am na jamono ji porte-parole Ablaye Wade war na ko war a mën a leeral nit ñi ñu xam exactement lan la góor gi bëgg a wax mu décortiquer ñu message am boobu. loolu koy góor gi rek ko mën a leeral. mais peut-être am na porte-parole. loolu xam naa góor gi moo koy mën a leeral mais balaa ñu yëkkati jotaay bi Seydina ñu dugg ci mbirum coronavirus bi ak vaccin yi gis nañ cas yi ñu ngi gën di bëri ci weer bi ñu nekk nii. faatu gi di gën di bëri jamono ji tamit. alors vaccin yi nee nañ léegi ñu yegg si yow bu ñëwee di nga ñàkku je pense que d'accord nga si ko ànd nga ak professeur Tandakha Dièye mi yaakaar ne vaccin bi kese ñu si mën a génnee. dinaa ñaxtu bu baax. dinaa ñàkku. dinaa ñàkku parce que ñun ba ñu juddee ba léegi vaccin la ñu xam vaccin. waaye bi tamit tax na coow li yëpp yéemu la coow li yëpp wàllum communication la rek. ba ñu juddee am na feebar yu bari yoo xamante dañ ko daan gis te jamono ji gisatuñu ko. man ba may jeune dama daan bokk si ñu daan def campagne lutte contre la poliomyélite mooy toqale ñu daan def xale yi chaque année chaque période dañ si daan bokk dama daan bokk si ñu ko daan def donc du dee gis naa ni tey jii. feebar di poliomyélite wàññeeku na ci réew mi ngas wàññeeku na ci réew mi feebar yu bari yoo xamante ne dañ ko daan def vaccin ko wàññeeku na te première vague ba ñëpp dañuy wax naan vaccin bi rek moo ñu si mën a génnee ñëpp doon xaar vaccin bi mois de mars naan peut-être fii ak fin d'année fii ak été bi lu ne ñu wax ko ñëpp di ko xaar tey mu ñëw ñu bëgg indi ay problème tubaab yi di la ko wax ni France tey boo demee y a des milliers et des milliers de Français yi nga xamante ne vacciné wu nañ te ñu ngi ko commencé si troisième âge yi ñëw si personnel de santé bi tey bu fekkoon vaccin wu dafay rayee tey dinañ ko jox médecin yi nga xamante ne ñun moom moo ñuy faj. waaye ñun du benn vaccin bi la ñu am tamit. non benn lan moo ñuy prouver lu du benn vaccin bi tey jii est-ce que sénégalais tey autorité yi ñàkk nañu fayda ñàkk wala bañ as sénégalais wala bañ askan wi ba ñëw taxaw ñuy nangu di jël du dugal réew mi ci lu bon ñu koy dugal ci réew mi tey pour saraxe peuple sénégalais bi xam nga ay wax bu ñu dofee nopp yu koy dégg war a mën a wér tey jii ñoom état bi fu ñu amee problème communication rek lenn la mooy le fait que ñu écarté professionnel lu ñu mel ay professeur Seydi ay Bousso gisatoo leen ci première ligne bi comme ni ñu ko gisoon ci première vague bi. est-ce que dañ leen écarté non mais gisatuñu leen tey jii boo xoolee Diouf Sarr c'était pas à lui wala président la ñu annoncé ay waxu vaccin am na si ay personnel de santé yoo xamante ay professionnels la ñooñu bu ñu waxee askan yëpp dinañ leen dégg te dinañ leen doy te amuñu parparloo parce que léegi politique moo yàq lépp. tey Diouf Sarr boo waxee tey automatiquement tey exemple laa jox waxuma damay jox exemple rek ñu bokk parce que non kii lu ministre lu wax du dëgg parce que ñoom ñu ngi xool côté politique. ñu bokk feneen ak feneen aussi loolu la ñuy gisee mais tey bu ñu professeur Seydi ñëw taxoon wax expliquer ñu lu composant yi nga xam moom moo composé vaccin bi yëpp wax ñu anticorps yi wax ñu loo xamante ne tey jii moom mooy vaccin bi njariñ bi ak lu ñu ko composé. mais loolu lañ def ni kii démb parce que professeur Tandakha Dièye nga xam ne immunologiste la moom moo ko def. très bien moom expliqué vaccin ba wax ne sax moom mooy voie bi nga xam ne moom la ñu mën a jël ngir xeex mbas mi kon. très bien wax ni def nañ ko ba noppi. non loolu lañ ko waroon jiital bu ñu ko waxoon bu njëkk kon polémique bi du am instant bi dañoo changer style de communication instant bi nag la ñuy doog a jël professionnel de la santé di leen mettre devant pour ñu mën a convaincre sénégalais ci wàllu vaccin ndax vaccin baa ngi waaj a ñëw
donc loolu moo tax tey ñuy jël ñooñu di leen wax mais tey bu ñu ko jëkkee woon tey jii mën naa wax ne réeroo bi nga xam moo am ak yenn vidéo yi ak réseaux sociaux yi tamit da ngay gis benn géyeen bu lekk ba biiram fees ñoo def benn vidéo moo ci leen vaccin bi lii moo ci nekk ak lii kuñ ko vacciné dootoo jurati doom wala dara loolu mooy ragaloon nit ñi. couvre-feu bi dans 5 jours dina jeex. d'accord nga ci ñu dàbbaliwaat ko lu ñu jëlee ko fi. dama d'accord bu fekkee jàpp nañ ni moo ñu mën a xaw na waaj dina wàññi. non Seydina amul jàpp nañ ni parce que jamono ji couvre-feu bi gis nañ ni bañ ko fi tegee ba léegi. parce que dañ ko jël daanaka weer mbir mi di gën di jóg rek. parce que dañ ko jël mesure la boo xamante ne état da kaa jël boole ceeg ragal mooy lan. ragal mooy lan mënoo comprendre ni tey jii nga ni Dakar ak Thiès rek fa la feebar bi lawee. pourquoi pas Kaolack Saint-Louis Diourbel nga xam ne Touba ci la bokk ba dëkk yooyu yëpp sud bi la xaw a wàññeeku tuuti mais tey yooyu yëpp tey booy wax da ngay jël mesure jël ses responsabilités nguur moomul yoxi da ngay jël pour ñëpp tey jii bu fekkee da nga ne tey defoo ko fële Dakar tey jii ñu waa Dakar yi dañuy dem si yeneen dëkk yooyu tey yóbbu ko fa ne fa la ñu mën a fooy tey jii musique Wally Seck nga ni tey ne Gambie lay dem jouer ji concert. donc circulation boobu la ñu war a arrêter pour nga xamante ñëpp si yemale mais dafa dem ba benn essence sax Macky Sall boo seetlu bëggoon naa yóbbu couvre-feu foofu mais dafa ragal dossiers yi dafa ne léegi nag gouverneur yi jël seen responsabilité. maanaam saraxe gouverneur yi. dit booy jël da ngay jël décision nga xamante da ngay yow yaay président de la République jëlal ces décisions ànd seeg fermeté bu mat sëkk nga ne les couvre-feu bi dañ koy nationaliser dëkk yëpp à partir de 21h léppay taxaw. mais kon yow d'accord nga ñu wéyal couvre-feu bi. bu fekkee mën nañ ko généraliser. je suis d'accord non mais c'est ñëpp gis nañu couvre-feu bi Sénégal fii waneegu fi loo xamante ne. non mais parce que nekk non même bu njëkk bi sax même vague bu njëkk bi. non vague bu njëkk ba boo xoolee vague bu njëkk bi ñuy dugg ñu ngi woon ci 79 cas bi ñuy génn presque génn nañ ci ak plus de 200 xaw ma 300. non parce que relâchement boobu am moom moo waral lépp man France laa nekk ba ñu fa defee couvre-feu dañoo gis ba 15 jours yi passé 3 semaines dañoo commencé gis résultats yi mu dem ba wàcc ñu commencé ubbi école yi commencé di nit ñi di cycle normal comme avant. ba mu demee ba ci été bi nag gars yi comme na yoon na moon génn défoulé wu ku nekk génn ñi voyage yi ñu jógee au nord dem au sud dem ba affaire bi lawaat moo tax ba deuxième vague bi ñëwee ci sud bi nga xamante ni fa la ëpp naajee fa la naaj bi ëppee fa la plage yi ëppee ñooñu ñoo ci gën a dee ci sud boobu. loolu mooy waral donc relâchement boobu moo tax ñun nag bu fekkee dañuy jël état bi dafa nangu jël ay responsabilités am jël affaire bi territoire national bi yëpp la boobaa peut-être mënoon na ñëw xool njëriñ ndax couvre am na njëriñ wala amul njëriñ mais boo nee Dakar a Thiès rek mburoog soowal kase du dem mburoog soow Idriss Seck ak président Macky Sall lan ma doon sa kàddu gu mujj Seydina. sama kàddu gu mujj mooy encore une fois di gërëm waa Sunugal 24 yëpp. di gërëm aussi sénégalais yi xam ni actualité bi nga xamante ne moo xew nañ ko bañ a jëlee xol te jëlee ko xel ñun dañuy wax rek suñu àqulaa taala faruñu si benn parti politique man Macky Sall Ousmane Sonko laa yamale. keneen ak keneen man nekk ma maam benn parti politique mais dañuy wax loo xamante ne rek loolu la jàpp ni loolu la xel nangu muy juumte bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko ak état yi bu fekkee laaj nañ ci tamit mooy ñi nga xam dañ ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Adji Sarr tamit njuumte la ñuy def parce que man je pense que ni sa adversaire politique war nga ko mën a éliminer neneen lu dul si yëf yu ñàkk fayda yi si ay débat d'idées ci ay détournement ci ay diffamation wala wax lu dëgg yooyu yëpp mën na je pense que foofu la ñu war a mën a éliminer ses adversaires mais bu dee complot bu ñaaw la tamit Ousmane Sonko it war a foon teg tànkam di gërëm ñëpp di la sant Moustapha di ñaanal ñëpp jàmm di jéggalu encore une fois bu fekkee am na loo xamante ne lu ñu rëcc la loo xam wax bu ñu rëcc la ñu ngi siy jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq. ñu lay jaajëfal ci déplacement bi ak invitation yi nangul saa su nekk bu ñu la soxlaa suñu plateau bi rek Seydina Seck lañ doon àndal seen invité de la rédaction mu doon ñu jàngatal actualité fi mu toll coowal mbirum Ousmane Sonko Abdoulaye Wade mi ci génn ak coronavirus bi ñu daanalee jàngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Libaas Mbaye moo jàpp ci caméra bi mu ngi yemb ba beneen yoon incha allah.